base de données bu fiable loolu moom man maa la koy wax parce que man maa toog ci lancement bi juste avant lancement bi notre rencontre avec le ministre mu ne ma man dama dégg ay sénégalais yoo xamante ne dama gis ci site bi juróom benn sénégalais bindu ku ma ni woon dëkk boobu am na sénégalais du ma ko gëm donc xam nga sénégalais dama ne foo bañ ni sénégalais demu fa yaa amu fa yaa fa demul sénégalais ngi fépp man sax loolu laa ko toon dama ne ministre foo ne sénégalais newu fa yaa fa demul mais fii ngay tiitee te waxaat na ko en même temps ci kanamu journaliste yi yéen ñëpp nag foon mu wax ni am na foo xam ni man fooguma woon ni sax am na sénégalais te 6 sénégalais bindu nañ fa donc xam nga loolu day wone déjà diversité migratoire bi am ci sénégalais yi fi ñu nekk ak fi ñu nekkul mais bindu bi di dimbale sénégalais yi xam nga ñoo xamante ni mun nañoo liggéey 12 milliards 500 par 12 milliards 1300 milliards par an soo leen di séddale 12 milliards 500 yaakaar naa ni lekkuma ci te sama gémmiñ takku ci lay nirool donc commencé nañ ko hold up ñu commencé ku nekk ne jaaral nañ ko yoon sàcce nañ ko nii doxale nañ ko nii nangam noonu mooy continuer mu nekk benn diversion ba keroog ñuy fàtte ni est-ce que du Covid 19 jaaroon na fi wala jaar na fi loolu nag du loo xamante ne moom moo gën ci ñi nga xamante ne moom la ñu foogee ñun seen liggéey ñun seen liggéeyu ministère bi liñ ci gënoon yaakaar du lii parce que am na loo xamante ne ambassades yi ak consulat yi mën nañ ko gérer je pense. loolu lan lay wund politique migratoire am na wala amul parce que autorités yi tamit ñoom dañuy reprocher ni sénégalais bu ñu génnee du ñu dem jege ambassades yi. ça aussi c'est vrai loolu tamit am na sénégalais yi am na si ñoo xamante ne suñu génnee dem si bitim réew dañuy jàpp ni clandestin lañ ci réew mañ nekk rek. dañoo war a nekk clandestin ci biir consulat yi ak ambassades yi or que loolu aussi du raison sénégalais boo demee si dëkk même boo fa dee vacances sa vacances yi dépassé 3 mois kese parce que genre Fatou Abdou Ndiaye gi dañu mën a rëcc ñëw Italie toog fa 3 4 5 mois duñ jaar Sénégal mais duñ dem ca consulat ba uti carte consulaire nga mën leen décompter ci sénégalais yi nga xamante ne ci période 6 mois yi ñi ngi ci biir dëkk bi ba bu ëllëgee par exemple bu leen ambassade Italie wala leneen doon leen bëgg a teg pression ci sur visa bu xaw a yàgg ñu ni ñoom kat ñëwoon nañ wax ni dañoo nekk passager xëy na dañoo feebar ñi ngi entrer hôpital wala loolu mën a rendre compte quoi donc loolu tamit dëgg la sénégalais duñ def loolu. mais nuñ koy defee. du moment que yéen ñu jaaroon ci gaal yi état du Sénégal da doon repatrier den fii den jox 100 000 francs 15 000 francs. da leen doon repatrier jëlee leen Espagne bu ñu xamee ñii ay sénégalais nañ dañ jugoon si gaal dem Espagne dañ leen doon jëlewaat foofu den indiwaat fii den jox 15 000 francs ci aéroport Bango bi. bon xam nga loolu aussi. day tax bu ñu demee duñu recenser seen bopp loolu man lu ma munul vérifier à 100% du ma ci prononcé wu. te rapatriement des sénégalais boobu man gis naa ko États-Unis gis naa ko Allemagne wax nañ ko mais xëy na gisuma ñu jóge ci gaal gi ñu leen rapatrier mais xam naa man. ci fi ma nekk en Italie ñoo xamante ne c'est munuma la wax ñaata nit lañ ils viennent là-bas ils se déclarent sénégalais te kayit yi leen def sénégalais fii lañ ko jëlee te boo leen làkkoon pël dégguñu ko nga làkk leen tukulóor dégguñu ko nga làkk leen séeréer dégguñu ko nga wax leen olof dégguñu ko te c'est des gens yoo xamante ni ci gaal gi lañ jóge yow li nga leen di mën a jox rek mooy forme nigérien wala forme leen y a beaucoup de manquements yoo xamante ne buñ fi nekkoon bu ko wax tey du loolu ñooñu bu ñu ñëwee ca consulat ba tey liñ lay won mooy benn kayitu juddu boo xamante ne ñi ngi ko defar 2016 man 2016 laa judd donc kañ ngay am carte d'identité. d'accord bëri na ay sénégalais 2016. donc xam nga loolu mooy wone ni non seulement du politique migratoire bi rek moo faussé du loolu rek moo faussé mais am na feneen foo xamante ne tamit problème nga fa. nit munul jaar ci gaal gi dem ba Italie ni la man sénégalais laa nga ni ko yónneel seen Sénégal ñu jox la kayitu juddu bu Sénégal mu indi la kayitu juddu ni la man 2016 laa yore bu ko waaw honorable moom li nga wax dëgg la ndax it bari na ñu nga xamante ne dañuy mbëkk ci gaal gi daal di yegg ñooñu jarul sax ñuy wane seen bopp moo tax jafe-jafe yi di fa gën a tar waaye bu ñu dellu siwaatee ci nga xamante ne mooy aide bi nga xamante ne ñoom dañ leen ko war a jagleel ñoom ñi nga xam ne ñooy moodu yi dinañ dugal fii ci réew mi wax nga ko sànq lu ëpp 1000 milliards daal di koy def ci nga xamante ne mooy l'aide publique au développement luy suqali réew mi est-ce que yaakaaroo ne ñooñu koppar yi bi ñu koy lijjanteeg lu ni mel yéen ñi nga xamante ni yéen a fi toogal diaspora bi yéen est-ce que boole nañ leen ci de 1 de 2 itam ñoom ña fa nekk loolu jariñu leen dara ndax koppar yooyu bu ñu ko diviser ñoom ñi seen bopp soxlawuñ ko sax ndax li ñuy yónnee fii
di ci dimbali réew mi di ci dimbali seen njaboot moo ko ëpp lool sa taxawaay moo ci. merci beaucoup Taïcha gis nga ñun foofu rek laay ñëwee di la remercier encore parce que su ma fi toogoon ba jóg te kenn laajuma question boobu rek sax su ma demee dama ne émission bi faussé na naka nga mën a dimbalee diaspora te nga ne yow diaspora bi pratiquement yaa ko érigé en 15e région jox ko 15 députés département bu nekk ci àdduna bi indi ab député yenn ñi indi ñaar ñenn ñi indi ñett ñun ñu indi ñett fii ma toog di wax ak yow amul benn toogaay boo xamante ne toog nañu ko ci xaalis bii parce que man dama gis ci commencement ba laa lay ñëwal sax parce que président daf doon recevoir nit ñi Covid 19 bi mu jógee Chine Wuhan dafa ñëw dal Italie bi mu wàccee Italie ngeen gis ravage yi mu fa commencé def moi je pense que bu fekkente ni Italie am nga fa ambassadeur aussi yow yaa fa créé ay député de la diaspora te defe naa nag lu ambassadeur ba ak consul ba jege dëkk ba député ya ba wax ba ñu fal leen ca booba réew jege nañu waa dëkk ba parce que député nag yaa ma neex du ko maye. donc ba muy recevoir na ba recevoir ñëpp du ma lim parce que man dama xëy benn bis fa tabaarakallaahu kaar gis sama càmmeñ Alaaji Mbay Peex ak ñoom ma sœur Kiné Lam ak ñoom ñëpp président recevoir leen ñu bokk ci dëkk bi parce que ci communicateur traditionnel yi lañ te war nañ cee bokk xam naa dafa fàtte jàngkat yi ak taalifkat yi ak conférencier yi mais ñooñu sax waroon nañ cee bokk ñun député de la diaspora yi kenn consulté wuñu ñuy 15 te nga ni diaspora bi nga war a waxal fa la feebar bi daanoo kenn consulté wuñu ñu ne dañoo rëdd 12 milliards 500 yi dañ koy jox député de la diaspora yi ñu jël ko teg ko ci loxo ministère des affaires étrangères ñu mën a ànd ak direction des Sénégalais de l'extérieur di ko liggéey ba fi mu toll kenn consulté wuñu ñu toog bañ ni suba la ñuy lancer plateforme bi ñu woote ne dañoo bëgg a lancer plateforme bi ñu woo man leen man ñëwuma man lu ma xamul xiifam reggam du ma jaaxal man maa ñëwul ca ba muy neex ni ngeen ko fexee woon ba lijjanti ko ba tacal ko ba kole ko ba lijjanti ba séddale ko fexe leen ba defee ko noonu ba yónnee leen ko rek man ma toog man ak Nango Seck ak Morkan ministre ne du ci dal xamul woon loolu kaay ba nga man boo toogee rek dégg nii may waxee nii du ma ko changé noonu laa koy lijjante noonu laa koy waxee itam doo def sa yëf ba pare bu doon ak càcc dama naan sàcc nga ba rawale des si nga ni ma kaanu bokk du ma ko def booy sàcc danga may woo nu ànd ma wut sama sëriñ ñu bokk takk nit ki ba mu dëgër nu jëlandoo ma ak yow bu nu rawee ma bokk ci jom mais man doo def sa yëf ba pare ba kaay mottali ko rek des si nga ne ma kaay toog ma woo waa Sen TV woo télé ca des ñu filmé la ñu ne Maam Jaara ànd na ci déedéet man du ma boobu genre man taalibi Sëñ Abdou Lahad Mbacké laa man lu may def day leer Fulaay may Dakar danga may woo ca ba muy neex ñu toog waxtaan boo lëgee boo ko defee nii laa la koy defee ñëwuma rek laa lay wax te tontu bi gën a gàtt nag mooy ñëwuma boo avancé dégg benn. honorable début ñu remarqué aussi ni que man damay ñëwaat ci rapatrier dépouillé dañu remarqué ni que début pandémie bi Sénégal dafa ne woon du rapatrier ay étudiants yam yi nga xam ne ñu ngi woon Wuhan donc population yëpp ku nekk di ci wax mais au final ils ont donné raison au président parce que gënul woon pour population sénégalaise est-ce que par rapport ak dépouille yi aussi c'est pas la même chose parce que yéen a ngi wax sànq moi je crois que paramètres yu bëri intégré wu leen ko yéen a ngi naan wàllante amul genre yooyu noonu mais études yi wane nañ ne wàllante dafay am ci néew bi autant pour moi est-ce que intégré ngeen paramètres yooyu est-ce que intégré ngeen aussi le nombre de Sénégalais décédés ci àddina si yëpp aussi et puis yéen a ngi wax sànq ni que fu mu ne nii demandeetu leen avis ñeneen ñi avis këru diine yi ngeen di demander te këru diine xam na ne niiw fu mu décédé rek li ko fa war a fekk ci jëfam dina ko fa fekk aussi est-ce que intégré ngeen paramètres yooyu yëpp. merci beaucoup maa ngi laa kontaane question bi lunku na gudd na mais dinaa ci jéem a indi li nga xamante ne loolu laa xam li ma ci comprendre benn bi mooy waa waan du ko ni danoo doon joxewuñu raison président Macky Sall non. joxuñu ma déet da nga naan yow jox nga ko raison ci sa entendement mais mën na am ñun joxuñu ko raison parce que boo ko dee xool mooy dañ ne nañu indi étudiants yi nekkoon waan président yi moom du ko indi parce que day ragal wàllante bi
mën a tas waa kon lu indi feebar bi Sénégal. le cas numéro 0 kan la. cas importé. fu mu dëkk. France. lu mu doon daa weex wala daa ñuul. kon doo indi sa doomu réew rek benn yoon point. waaw mais comme que ñooñu dañu tiitoon defal naa xam nga période boobu période tiitaange la man def naa fi voyage boo xamante ne en Italie boobu pression bi metti na nit ñi tiit ñu ne sénégalais yi ñu xëy suba teel rek l'observateur daal di bind ni 33 000 sénégalais confinés ma jóg dem Italie dem xooli samay nit fekk fa sénégalais yi nekk seen jàmm ak seen salaam yaa ngi dégg kenn tëjul kenn dugalul kenn dëkk ba feebar yam fa la yem mais ñooñu boobu feebar bi kenn xamu ko dañoo tiit nit ñi nañ leen indi ñi ne buñ leen indi moo yor cëggal guyam ci mim réew moom mooy sunu président moom rek moo xamul ni mooy sunu président mais moom mooy sunu président waaw donc moom bu nee du ñu ñëw lii ngay wax it neewuñu ñun danoo yaakaar ci kese sëriñ yi ginnaaw yàlla ak yonent bi waxuñu dégluwuñu kenn dañ ne dañoo yaakaar ci sëriñ yi parce que au moins sëriñ yi xam nañu nun lanu nekkee ca dëkk bee bëggunu ñuy dee ñu nu fay suul pour wax ji bañ a bu ëllëgee ñàkk a leer. parce que bu ma la déggee sànq ci sa wax da nga ne yéen am ngeen expérience su situation bi nii te situation bi gëw ma ne depuis que ñu juddu ñun ñi nekk actuellement gëw ma ne situation bi mos nañ ko jànkonteel aussi. waxuñu du xam situation bi ci maîtriser situation bi en matière scientifique dañu wax ni waxuñu feebar bi mais dañ ne am nañu ñoo xamante ne par exemple lii ñu wax ne ñoom OMS ñoo ko wax wala seeni conseil scientifique ñoo ko wax ñun aussi am nañ ay scientifique yoo xamante ne mun nañoo déterminer que ni ñoom li ñu wax c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe loolu la ñu wax beneen bi néew naka lay wàllaatee li islamologue yi di wax tamit foofu man am na foo xamante ne dégg naa ko fa te déggee naa ko fa mooy mbas fu mu fekk nit ba mu faatu fa ñu ne bu doon ci peron bi sax nañ ko fa defar jekkal ko fa mais bu fekkoon te ni par exemple nekk na yanneex yépp ànd nañ parce que bitim réew bu fekkoon amuñu moyen wu indi fii Sénégal nga ni waaw mais comme am nañ moyen indi suñu néew loolu rek lañ si yaakaar mais nañ ñu indil suñu néew suñu réew. alors honorable am na ay sénégalais yoo xamante ne nii depuis boobu ba léegi ñi ngi bëgg a dugg si ñu bloqué wu ci frontières yi mais am na ñoo xamante ne tamit ñi ngi ci biir réew mi war a dellu parce que am na lu ñu fa war a régler sur le plan administratif mënuñu ko mu nekk ay craintes yoo xamante ne nii ay préoccupations yoo xamante ne nii ñoom sénégalais d'extérieur yi nekk fii dañu koy posé mu nekk yóbbante mais tey solution boobu lan la ci état war a taxawee solution diplomatique lay doon wala dañ ko jël en compte ci mbas mi dëkk yëpp la laal pour sénégalais yooyu noonu bu ñu delloo par exemple seen liggéey duñ ko ñàkk. Dimet ma nga may ma dolli ci dara rek comme ça mu répondre en même temps. Honorable jëm ci ñi nga xamante ne dañu ñëw seen séjour jeex ñi ñëwoon maanaam doon seet seen nit seen i mbokk wala seen i jabar seen séjour jeex léegi yéen en tant que député diaspora taxawaay bi lan ngeen ci naka ngeen ci taxawee. waaw justement xam nga ñi nga xamante ni ñoom ñoo bloqué ci frontières yi tey am na ci ñoo xamante ni waxtaan nañ ci ak ministre Amadou Ba foofu tamit ñu ko ciy remercier ci OFAM parce que damay wax ne moom wax dëgg yàlla bu yëgul dara mais gis nga lii ma la wax fii léegi. yëgul dara c'est-à-dire. bu maanaam su wax ji egsiwul ci moom. d'accord su wax ji tagee ci diggante bi parce que wax day tagee ci diggante bi waaye bu wax ji eggee ba ci moom dana ne li ma ci war a def dinaa ko ci def. tagee mooy ñi ko war a jottali ñoo ko jottali wu. ñi ko war a jottali entre diggaan yi xam nga sénégalais de l'extérieur dañoo bari ay virgule ak ay point virgule léeg-léeg nga ni directeur des sénégalais de l'extérieur jàll. yéen am ngeen prérogative saa bu ngeen waxee mu dégg leen parce que vous êtes des députés et vous représentez la diaspora. warul mën a am intermédiaire maanaam yéen am ngeen prérogative. bu ngeen waxee mu dem directement ci moom. waaw ñun xam loolu nga quand même bu ñu du waxee ñun mu prétexte dem ci wala moom. waaw. Fatou Abdou ñun bu ñu waxee mu dem ci moom. damay wax ni nit mun naa waxee ca àll ba jaar ko ci keneen du egg ci président ci ministère des affaires étrangères parce que peut-être niveau ba mu koy yóbbu kooku day ne maa koy toog régleel sama bopp.